voilà asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum Jëri Jëri production asalaamaaleykum yow mi safoo di seetaan Jëri Jëri TV saa su ne fii ma nekk nag dafa di bërëb boo xamante ne bërëb bu benn artiste bu siiw la un artiste planétaire artiste bi nga xamante ne c'est le leader de sa génération bu def lu nekk Sénégal mënoo tudd musique sénégalaise te laaloo ko ñu koy wax Pape Diouf duma def lu dul dalal ko waxtaan ak moom yéen ñi di ma seetaan bu leen yàkkamti lépp loo xamante ne la gëj ngeen koo dégg ci moom wala sax ngeen gëj ko gis ci moom tey dina leer Pape Diouf asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam ma sœur Sophia mu alaaji sunu papa Dieng koo xam ne kenn dootu ko laajte ci réew mi ci lu baax ci lu rafet donc maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bu baax. ñu lay delloo ziar Pape te dañoo ñëw fekk la ci sa bërëbu xarit ñu koy wax Bakane ñu bëggoon xam sa relation ak Bakane lan. waaw kontaan rek parce que tey maa ngi fii sama kër xarit Bakane Seck d'abord ma koy féliciter si projet bu rëy bi nga xamante ni tey def na ko pour le Sénégal def na ko aussi pour Afrique def na ko pour Europe comme j'ai l'habitude de le dire made in Sénégal la ñu wax maa ngi naan ci publicité bi. képp kuy enregistré ti soxlaatoo di dem Europe wala ngay dem Amérique donc li ñuy doon wuti Europe wala Amérique tey am nañ ko Sénégal donc vraiment ma koy féliciter di ko encourager di ko ñaanal nag yàlla barke liggéey bi Bakane man ak moom histoire la parce que de 98 ba 2020 su ma juumul ne 22 ans la donc Bakane ñi nga xamante 98 ba 2020 et muy nit ku baax nit ku généreux nit ku ma bëgg mën naa ne tey mooy suma cheikh mooy sama jumeau lu yendu ci moom fanaan ci man lu fanaan ci man yendu ci moom jabaram ak suma jabar aussi duñu ñaar kenn lañu donc man ak Bakane c'est une histoire mën naa wax ci moom àdduna waaw Bakane émission sax tuuti na ci moom pour ma wax ko. Pape yow def nga àdduna tu as fait le tour du monde gis nga façon studio bu nekk ba nga ñëwee fii nga xamante ne mooy Jëri Jëri production. lan nga gis par rapport ak yeneen studio yi. mais kontaan et puis fier parce que wax nga dëgg j'ai fait beaucoup de studios dans le monde d'ailleurs album bi ma war a génne rek disque bi ma def ak Universal ñu ngi ko def ci studio boo xamante ni nouvelle technologie ñoo fa nekk donc ku ne xam nañu xarañu tubaab yi mais nag Bakane li bettuma parce que nee naa ko booy économie boo mës a am rek studio jël na ko parce que dafa yàgg bëgg musique yàgg ko gëm yàgg ci investir donc soo déggee manaan tey ñun musiciens yi soxlaatul ñuy dem Europe di dagg billet d'avion di fay ay hôtel di fay ay studio ay journées yu cher li ñu soxla ci qualité son mi ngi fii donc li tax ma wax ko aussi lu ma xam la expérience bu mu dund la donc ci lépp loo xamante ni xeetu matériel la bu sophistiqué rek am na fii ci Jëri studio donc encore une fois ma koy ñaanal yàlla vraiment yokk ay xéewalam ubbil ko xéewalu saadata daaray ni ba waxuma la studio mais yeneeni studio topp ci kattanu yàlla. allahumma amiin yàlla na ko yàlla def Pape su weesoo sa diggante ak Bakane ñu ngi ci Covid 19 ñu gis la macha allah yaa ngi répété yaa ngi am ay tournée ñu ngi lay gis en ligne ngay def ay festival en ligne ñu bëggoon xam lan la surtout festival en ligne ba par rapport ak Covid 19. waaw xam nga boo déggee ñu naan live virtuel streaming donc ñun yàlla dogal na ñu anticiper ko woon avant sax Covid di ñëw parce que Dakar Arena bi ñu waroon def le 4 avril bi passé te ñu waroon ko defee jour feetu indépendance fële ci Dakar Arena dañu décidé woon def ko en streaming maanaam tey boo amee événement Sénégal da ngay am fans yoo xam ne dañuy nekk ci diaspora bi et que ñu nekk ci diaspora bi bu ñu liggéeyee ba wàcc dañuy wéet amuñu benn activité donc ñu ne woon nag ñoom am na ñoo xam ne bu ñu wàccee aussi peut-être mën nañ bañ a am télé Sénégal seen kër wala soit ñu nekk seen liggéeyukaay donc pour ñu faciliter leen fête boobu ñu mën ko seetaan looloo waraloon ñu programmer ne nañ ko def live streaming nga xamante ni fu waay mën a nekk ak sa smartphone di ñu mën a seetaan mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla dogalu ko loolu moo war a nag après ñu rattrapé ko ci Covid bi fekkoon aussi on avait presque beaucoup de festivals yoo xam ne ren waroon nañ ko def ci 2020 bi donc waroon nañ dem Allemagne
waroon fa def festival waroon nañ dem tourner en Europe waroon nañ dem tourner États-Unis donc ak yeneen donc Covid bi baare ñu finalement ñu def ko live streaming et que ça s'est très bien passé def nañ ko Sénégalais yi seetaan nañ ko vraiment attente biñ ci doon xaar gis nañ ci lu kawe suñu njort ba pare ñu am ci beneen expérience. Pape bëggoon nañ xam lan mooy PDG groupe ndax ñu ngi koy commencé dégg affaire yaa ngi commencé am écho te xamuñu ñu bari comprendre ñu lan la. waaw PDG mooy Pape Diouf Group donc Pape Diouf Group mooy Pape Diouf et la génération consciente avec groupe bi avec staff bi avec aussi entreprise bi nga xamante ni ñi ngi ci ginnaaw PDG Group yëpp di liggéey mais c'est une famille donc famille la boo xamante ni tey képp koo xam ne rek tey musicien nga yaa ngi ci orchestre bi yaa ngi ci PDG Group képp koo xamante ni yaa ngi ci staff bi yaa ngi ci PDG Group ak ñeneen ñi nga xamante ni sur le plan administration ñi ngi siy liggéey te kenn xamul leen quoi. moo tax nga créé ko Pape ci Covid bi ñu gis la nga way bu neex ñu koy wax First Lady bon nit ñi ngi naan Pape dafa xaar ba Covid bi peut-être temps bi mu am instant bi ak jabar ji amu ko woon avant. Pourquoi nga choisir 2020 pour way ko. waaw c'est vrai xam nga jabar dafa am solo si góor parce que man je pense que ni sama jabar yàgg nañu mais li ma dund ak moom ci confinement bi musuma ko dund ak moom et que d'ailleurs comme toutes les personnes parce que xam nga boo yoree sa kër boo xëyee yaa ngi liggéeyi tu vois balaa ngay wàcc le soir le temps que nga ñëw julli reer tu vois doo am temps bu yàgg pour ak sa soxna mais ku def 3 mois de confinement sa jabar di la toppatoo tu vois donc yéen a ngi nekk 24 heures sur 24 yàgg sa njaboot vraiment mi ngi lay assister hormis ça aussi may wane complicité boo xam ne nit góor war na ko am ak soxnaam parce que xam nga jigéen dañ ko war a teral jigéen dañ ko war a suturaal jigéen dañ ko war a sàng jigéen dañ ko war a wormaal jigéen dañ ko war a dooleel et que tey je pense que ni First Lady sama jabar rek sax moomu ko moom laa ko woy dijee ko mais je pense que ni tey ñu bari dañ may yónneewaat message naan ma Pape First Lady bi nga def de vraiment man gis naa ci sama bopp ndax amoon naa blocage ak sama jëkkër jote woon nañu mais bi First Lady bi génnee dafa jékki-jékki ñëw ne ma chéri baal ma àq xam nga ñi mën a woyal nañu seen jabar ci First Lady ñi mënul woy fecc nañ ñi mënul fecc taasu nañu donc complicité la boo xam ne am naa ko ak suma jabar muy jàmbaar nag donc les moments très difficiles elle est là présent devant moi les moments de bonheur mu jox ko fan si donc ki am taxawaay boobu ci yow laaj na tamit léeg-léeg nga ne ko jaajëf quoi vraiment waaw. dañuy romb ci affiche yi ci mbedd bi di gis Dakar Arena di gis Olympia sama classe yi ko xamul bëgg nañ xam lan la exactement. waaw Dakar Arena stadium bu nekk Diamniadio la et que comme que tey Sénégal yàlla dogal na place yëpp joué nañ fa donc Dakar Arena bijou la boo xam ne ñun ñoo ko moom nous les Sénégalais donc ñu gis ni que Pape Diouf il a des fans partout dans le Sénégal yamuñu rek Dakar et le 4 avril moo nekkoon suñu feetu indépendance donc on s'est dit que dañuy décentraliser grand bége bi ñuy def nañ koy yóbbu Diamniadio muy ville boo xam ne kenn dëkkagu fa mais c'est une ville à découvrir c'est une ville boo xamante ni maanaam dëkku ëllëg la et que foofu plateforme bi nekk foofu tey bu ñu ko fa defee nit yi dinañ mën a jóge ci région yi waa Ndakaaru ñëw ñu daje fa et que espace boobu rek moo ñu doy pour vraiment mën a contenir suñuy fans ëpp nañ nag loolu suñuy fans mais amuñu fu ëpp foofu moo tax ñu ne nañu jël Dakar Arena et que nii donc yàlla dogal na Covid bi ci lañ nekk mais ñu ngi ñaan suñu borom mbas mi gaaw wàcc ba ñu delluwaat suñu activité préparé ko. kon pare nga pour songaat ko après Covid. mais bien sûr gars yi nag Dakar Arena moom may leen nu rek ba ñu pare parce que projet la boo xam ne vraiment liggéey nañ ko ay at waajal ko teg suñu business plan teg suñu stratégie vraiment exploité nañ fa affaire yu bëri jël nañ fa image yu bëri yoo xam ne dañ ko waroon démarrer rek mbas mi ñëw ñu dencaat ko donc maa ngi ñaan bu kenn yàqu loolu parce que ñun ñëpp ñun ñoo fa war a àndandoo gars yi waaw.
stop gars yi loolu la Pape Diouf wax bu ko kenn pirate ah bu fa kenn dem may leen ko ba mu laal ko ba pare laal bu neex après ku fa bëgg a dem fa mais Olympia bi aussi c'est quoi. Olympia mooy salle bi nga xam ne moo ma desee France Sofia waaw man salle yi nekk France yëpp joué naa fa. Bercy moo ma dese woon pare naa Bercy Olympia moo ma dese Olympia nag rêve la pour ma dem fa Olympia salle la boo xamante ni salle bu ma yàgg rêvé la di gént di ko rêvé comme ni ma doon rêvé jouer Zénith ni ma doon rêvé jouer Bercy donc noonu laay rêvé jouer Olympia. salle boobu moo ëpp Bercy. non Bercy moo ko ëpp Olympia c'est maximum 2500 personnes mais foofu salle prestige la. Donc salle prestige la et que ci histoire musique Olympia da ci bokk parce que tey légende yi ngay dégg yépp ci àdduna bi joué nañu Olympia donc man rêve la Pape Diouf à l'Olympia me représenter fa Sénégal jouer fa mbalax pur et dur pour vraiment jaay sama drapeau dëkk. donc Pape su ma la déggee yow da ngay làkku di liggéey ndax Olympia. na nga mën a def ba décrocher ko c'est pas facile tamit. waaw mais parce que am naa label am naa maison de disque donc am naa staff bu wóor bu nekk suma ginnaaw donc am naa entourage bu professionnel donc loolu moo ma yóbbu Zénith loolu moo ma yóbbu Bercy loolu moo ma yóbbu Universal te loolu moo ma yóbbu Olympia. yàlla na ko yàlla mottali Pape ñu gis la chaque événement tabaski Korité événement bu mënti nekk ngay def social di jël sa orchestre bi ñëpp tant qu'ils sont staff bi ku ci ne nga jox ko xaru tabaski di ci teg dara te kenn mësul gis nga fësal ko pourquoi ngay def social di ko nëbb. waaw mais parce que xam nga yàlla moo ni booy def te yàlla tax sa loxo ndejoor waru ko yëgal sa loxo càmmoñ ba pare nag sama papa daan ma conseillé loolu. te ku sañoon rek kenn du la dimbali ku sañoon yow yaay dimbali waatee tuddeewuma ko social mais dama ko tuddee partage parce que tey je pense que ni boo amee sa ñetti mbubb wala ñeenti mbubb ngir benn bés mënoo sol yëpp benn rek nga mën a sol kon yeneen yi ci des je pense que nga partagé ko ak say nawle yàqul dara donc groupe bi nga xam ne ñooy ànd ak yow ba dara dul dara nga jiitu leen te yàlla rek taxul nga gën leen taxul nga ëpp leen dayoo taxul nga gën leen fa yàlla mais yàlla moo la jiital bëggee ko noonu kon yow aussi dellul ginnaaw ngay bàyyi xel ci ñooñu loo am rek bokk ko ak ñoom ndax boo joxee rek yàlla yokk la. yàlla yokkuñu ñun ñëpp Pape ñu nekk jamonoy Covid waxtaan bi sànq dégg nañ ci ay tournée yaa ngi def ay festival en ligne yaa ngi répété di déplacer orchestre bi te ci biir Covid bi artistes yëpp a ngi toog Pape gars yi nee na yaa fi ne. békki démb leen la nommé roi du mbalax. waaw mais xam nga nag kenn nekku fi yàlla rek moo fi nekk Sofia. waaw d'accord yàllaa fi ne mais Pape xam nga nag déjà réseaux sociaux yi gisoo kenn ku wane artiste bi enregistré wala nga gis kuy wane artiste boo xam mi ngi préparé ay tournées bien vrai que ñu ngi ci Covid bi on est en Covid lépp dafa slow macha allah yow yaa ngi répété yaa ngi nekk def say festival en ligne Pape yaa fi ne nag. mais Sofia man bi ma nekkee Lemzo jamono ba aujourd'hui ci liggéey laa mës a nekk du ma mës a noppaleeku bi ma nekkee Lemzo jamono ba aujourd'hui liggéey rek laa gëm parce que moom mooy sama meilleure arme donc liggéey du ma ci mës a jóg ndax li olof naan ku fàtte li la fal rek da ngay folleeku musique moo ma fal ginnaaw yàlla ak yonent bi sama naanu waajur ak les sénégalais yi ma porté di ma supporté ni tambour ni trompette ndax damay faral di wax naan ñi ma bëgg te xaw ma leen sax moo ëpp man ñi nga xam ne xam naa leen donc loolu bu la ko yàlla defalee nag li tax loolu am da nga koy téye sa fukki loxo ak juróom musique du ma ci kaf du ma ci fo du ma ci ree mooy suma métier donc moo tax 24 heures sur 24 aw ma nelaw aw ma noflaay ci liggéey boobu lay nekk donc loolu nag lu ma ci fekk ma xam ne suñu borom moo ma ko jagleel raaye bu ci ñëwit ma xam ne suñu borom moo ma ko jagleel mais man Pape Diouf xëccuwuma dara njëkkantewuma dara liggéey laay def musique sénégalaise moo ma intéressé te nag fi mu toll nii am na fu ma ci toll loolu suñu borom dogal na ko anaalu musique Sénégal kenn mënatu ko wax te tuddoo ci Pape Diouf kon loolu bu ko yàlla dogalee nag dama koy téye parce que léegi nag Sénégal ñoo ma sas Sénégal moo ma intéressé Sénégal moo ma ñor donc loolu tant que maa ngi am wér ak kàttan yàlla di dëgëral sama baat bi macha allahu rabbi lu ma joxe rek dama koy xeeb. mbokk yi
ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo moo fi ne te it wane na ko ndax mi ngi liggéey ñu ngi ci jamonoy Covid macha allah mi ngi def ay enregistrement di préparer ay tournéem nee na musique sénégalaise moo ko ñor nee na yéen sénégalais yi yéen a ko ñor rawatina yéen ñi nga xamante ne ay fansam ngeen da ngeen di xeex di jooy di def lu nekk ndax moom yal na leen yàlla bàyyi ak seen leader bi yàlla def ko moom it roi du mbalax bi ñu ko fal yàlla na njiglaayam ñu fas yéene ànd ak moom rek Jëri Jëri TV fépp fu Pape Diouf nekk rek dafay ànd ak Jëri Jëri TV liggéey yow mi di ma seetaan jaajëf